La crise est mûre, un petit mot de Lénine aux grandes implications. C'est donc ce qui se passe nous permet, à vrai dire, de passer à autre chose, comme ce qu'on appelle la disruption, ce concept des économistes qui permet de changer tout du sol au plafond. C'est ainsi donc le moment ou jamais de booster la production locale de façon concrète et ordonnée. C'est l'avis en tout cas du président du SICODEV qu'on va écouter au micro de Cheikh Hassan Affal. L'opportunité est grande aujourd'hui pour nous de pouvoir faire en sorte que la promotion du consommeur local puisse s'enraciner. Donc, l'opportunité est belle aujourd'hui de renforcer l'argent qu'il y a dans Force Covid-19, que nous puissions donner une grosse partie de ces achats de denrées alimentaires locales, que tous les achats institutionnels, le riz qui va pour nourrir l'armée, qui va pour nourrir la police, tous ces achats dits institutionnels, aujourd'hui, c'est dans la production locale qu'on doit aller prendre ça, privilégier la consommation locale. Et alors, ce faisant, nous sommes en train de susciter et de favoriser la production locale. Et on a un marché intégré, production, transformation, consommation. am na mu daal di lëmbale àdduna wërngal képp lépp loo xam ni liggéey la fi mu ne kenn mënatu ko def parce que ñu ngi naan toogal sa kër boo waree liggéey lépp loo xam ni dem ak dikk la fi mu ne dàkk na parce que nee nañu diggante région ak région kenn waratul a jóg di déplacé wu xam nga yooyu yëpp nag bu fekkee am na ça veut dire que jëfalante bi jënd beeg jaay bi waaye jënd jëriñu bi dootul am bërëb yoo xam ne wóor na ko ne mën na fa dem ci xel bu dal daal di jënd li muy jënd jëriñoo ko muy consommateur bi même buy dem foofa xelam du dal parce que nag mesures yi ñu préconiser ñu koy wax distanciation sociale man ma naan ko distanciation physique ñu ci bëri jafe na ñu def ko te marché yi itam ni ñu bindoo fi mu ne ci suñu réew dafa permettre distanciation physique boobu di am mais du tere ba léegi fi mu ne li fi am mooy yee nit ñi sensibiliser leen wax leen lii mooy geste yi nga xam ne moom nga war a def pour aar sa bopp aar ñi nga àndal aar sa njaboot te nag boole ci ñaan yàlla. Amadou Kanouté crise bi xew gis nañu déjà wan na suñu réew yi faay yi xamante ne ci li ñu waroon am nekk fii localement ñu mun ko liggéey importation lañ koy indee. gaa xëy na avions yi ñëwatuñu waaye cargo yaa ngi ñëw waaye est-ce que loolu du opportunité de relancer industrie locale bi saabu yi détergent yi ñu defar ko fii Sénégal ñu bañ a di ko jéegaane parce que bu ñu demee jënd bitim réew emploi la ñuy yàq. Alassane nga ma nuyu madame le ministre maa ngi lay nuyu di rafetlu itam yenn kàddu yoo xam ne wax na ko te dina ma permettre ma daal di ñëw ci laajte bi nga laajte bi ci njëkk mooy crise ba mu amee xam nga crise fu mu am rek ay occasion la pour wane bonne gouvernance pour wane itam leadership te lii ba mu amee Sénégal mën nañu wax ni jël nañu ko ci Pastef boo xam ne daal di ci liggéey ci Pastef boo xam ne muy chef d'état bi di parti politique yi di société civile bi ñëpp àndandoo nañu daal di ne lii nañu teg lépp de côté jublu ci affaire bi tey lii mën na daane suñu économie mën na suuxal suñu réew mu am ci ay décision yoo xam ne ministre bi wax na ni jël nañ ko yooyu dañ ko war a rafetlu bi ci njëkk mooy homologation prix wu gel yi nga xam ne wax nañ ko c'est vrai
dafa am temps boo xam ni temps normal la su boobaa les prix sont libres mais bu ñu demee ba xam ni crise taxaw na dafa ministre mën na toog tugg bureau xaatim benn arrêté daal di ne décidé naa ni prix wu ndox bi wala prix wu gel bi fixé naa ko ci temps pendant 2 mois yoo xam ne c'est renouvelable une fois kooku def nañu ko ñu rafetlu ko ñu daal di ne aussi def nañu réquisitionné nañu wax ko sax mais réquisitionné nañu lépp luy chloroquine ci biir dëkk bi loolu dañ ko war a rafetlu parce que mënuñoo toog nit ñi soxla ko war ko jënd pour faj ñi nga xam ne ñoo ko yelloo te duñ ko mën a jot naka noonu affaire masque yi mu wax li ma neex ci wax ci mooy le fait que mu ne léegi dañoo fexe ba PME yi nga xam ne ñu ngi liggéey ay masque ci biir dëkk bi ñu jàppale leen may leen doole pour que ñu mën ko def masque mais lu ci bëri jarul jéegaane ji suñu tailleur yii mën nañ ko def il suffit que ASN bi nga xam ne mooy saytu lépp luy norme daal di ne lii nii la war a mel ñu daal di ànd ak mairie yi collectivité territoriale yi daal di fexe ba tailleur yi nga xam ne ñu ngi ci marché yi ñu wutal leen benn hangar boo xam ne foofu la ñuy toog ci période crise bi daal di def lépp li nga xam ne moom la réew mi soxla ci masque affaire yooyu dañ koy rafetlu loolu yëpp boo ko déglu di nga xam ni sa question boobu ci est-ce que lii du muur ci ñun du loo xam ne nàkk la ci ñun dañ cee war a profiter daal di seet naka la ñu mën a def ba réew mi mu am li ñuy wax souveraineté ci yenn domaines yi démb maa ngi dégg conseil des ministres ñu ne chef de l'État nee na nañu gaawal affaire autosuffisance alimentaire bi foofu la ñu war a jublu gis nga lii opportunité bu rëy la métti na nag parce que ay nit a ngi feebar ay nit mais crise boo gis rek fa la ñuy gis leadership foofu la ñuy gis vision te lii am ni doonte métti la war nañ ko mun a toog daal di koy saytu xool ko daal di ne est-ce que normal na que réew di jënd lu tolloog 40 milliards par année 400 milliards de francs CFA nga jënd ko ngay dem di jéggaane ji ay produits yu mel ne que ay pâtes alimentaires yu mel ne que ay ceeb yu mel ne que ay soble yu mel ne que ay meew yoo xam ne mën nañ ko defar fii opportunité bi lool la nañu profité ci lii daal di ne lépp loo xam ne réew mi mën na ko produire nañ ci profité daal di dooleel ñi nga xam ne ñoo koy def ñu mën ko def naka noonu nga xalaat affaire masque yi ñuy wax war nañ cee mën a am suñu autonomie crise boo gis rek fa la xel di génn buñ ne étudiants yi nekk école polytechnique dem nañu ba defar respirateur ñeneen ci université wu Ziguinchor foog na dégg nga waaw Assane Seck defar nañu ay gel yooyu yëpp dañoo war a profité ci période bii daal di ne nag lañ mën a fexe ba dañuy encadrer ñi jàppale leen lu mel ne que DER bi ñoom ñoo jóg daal di dem waxtaan ak étudiants yi nga xam ne ñoo defar gel bi la wala respirateur bi jox leen xaalis rapidement ñu daal di ko ay opportunité nga ci opportunité yooyu dafa law ba ci biir commerce international war nañ ko mën a toog daal di koy saytu daal di ne benn nañu fexe ba yenn mode yi nga xam ne moom lañ doon produire ñu fexe changer ko yenn mode yi nga xam ne noonu lañ doon consommer ñu changer ko daal di waxtaan au niveau international dégg nga daal di teg lu mel ni ki xeex affaire u dette bi Sénégal jël na ci leadership nañ topp loolu parce que ñooñu nga xam ne dañ leen a yoreel ñoom dem nañu ba ñoom ci seen bopp nee nañu affaire u déficit bi nga xam ne dañ ko fixé woon ci benn montant en Europe nee nañu léegi yaatal nañ ko kooku dafa doonoon loo xam ne ñun dañ ko doon ñaan depuis longtemps yooyu yëpp
ay opportunité la souveraineté médicinale war na doon loo xam ne war na ci lu bëri ñu daal di ubbi pharmacie wala benn unité de production boo xam ne chloroquine bi dootuñ ko jéggaane ci foofu laa bëggoon na ñaa ko madame la ministre léegi madame la ministre wax ci madame service public bi xale yu bëri xëy na bëgg nañu entreprendre déjà amuñu information bi xamuñu ko te ñu si gën a bëri xëy na seen jàng soriwul tamit am nañu xalañte bi waaye amuñu accès à l'information te administration war a toog fi liggéeyal leen bi ñu fa demee tamit comme ni nga ko waxee accueil bi dina mel ni benn genre c'est comme si citoyen bi ñëw amul droit maanaam administre kii war a gérer service bi du ko toppatoo du ko faale da koy xoole façon bi nga xamante ne xale yi dañuy découragé yan jéego la ñu war a def est-ce que modernisation administrative bu ñu wax war nañu ko mën a baral foofu pour administrateur bi ou bien fonctionnaire bi xam ne il est au service du pays et du citoyen. loolu dañ war di ko rappeler accueil mooy daanaka buntu këru service nag dafa di loo xam ne bu rafetee nga sañ faa dugg bu setee nga sañ faa toog bu fekkee nag dangay ñëw daal di fay fekk benn façon teeru boo xam ne sa xol du ci sedd sa xel du ci dal dootoo fa mën a toog da ngay jóg daal di wuti ji beneen pexe il faut que ñoom ñu fàttaliku ne ñun lañ fi toogal puisque ñun lañ fi toogal nag war nañoo fexe daal di def seen liggéey ci anam goo xam ne ñun buñ ñëwee suñu xel dina fa sedd ba buñ ñu sawar a dellu si loolu doon na loo xam ne il faut que ñun def nañu benn enquête particulièrement ci accueil dans les services hospitaliers mais li mu wane ci yenn situation yi lu doy waar la benn puisque yaa ngi laajte ay jéego ñu ci bëri ñoo xam ne dañ leen boole ca accueil ba benn formation amuñu ko. lu seen liggéey. dañ leen a jël parce que parti politique bii la ñu bokk. dañ leen a jël parce que xaritu Alassane lañu. dañ leen a jël rek pour jox leen liggéey. ñoom ci seen bopp souvent du ñu xam sax lu tax ñu toog fi maanaam seen liggéey lu mu wundu seen liggéey lan lañ ci war a def formation bi def ci am maanaam leneen li ñu seetlu ci suñu enquête ba mooy ne boo ñëwee yow dans une structure hospitalière information yi nga war a gis muy ay panneaux dégg nga daanaka du am da ngay nekk koo dajal laaj ko surtout puisque nee nga ñu bëri seen jàng soriwul. fii suñu mode de communication bi ñu privilégié c'est l'oralité. donc foo def ay panneaux def fa ay dessins mooy gën a yomb xëy na pour ki nga xam ne soxla na yegg ca maternité ba. yooyu yëpp suñu enquête ba def ko wone mais globalement la notion accueil ci boppam mooy loo xam ne dañ ko war a privilégié xam nga Alassane ay réew lii tax. ñii di dem tey ba di raw ñenn ñi ci service ba la service bi mooy différencier ay produits yow mën nga defar sa ndox bi man ma defar sama beneen ndox mais man ci ni may jaayee neex deret gi ma ciy àndal reetaan gi ma ciy àndal rek mën na tax nga gën a sawar a jënd sama ndox ko jënd ndox ba la service bi la loolu nag ay foog ñu dugal ko ci bopp ñi nga xam ne ñooñu toogal foofu di ñu war a xaar dañoo war a xëy 8 heures di ñu xaar ñu ñëw ñu defal ñu li nga xam ne moom la ñu bëgg ñu dem ñun citoyen bi itam ñu xam suñu àq ak suñu yelleef sànq dégg naa ministre daa di ne autosuffisance alimentaire dafa di loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko war a ak ki moo def ko suñu yëf ak ay dëgg c'est une vérité nañu fexe rek ba nit ñi ñu daal di soppi seen xalaat ci lii fii lañ ko defaree baaxul. mais pourtant am na ay campagne association de consommateurs campagne yu bëri yu def ci réew mi consommer local ak yooyu waaye taxul nañu consommer local est-ce que ñi xamante ñoo nekk élite bi njiit bi ñoom ñoo war a montrer le bon exemple parce que bu ñu gisee exemple mën nañu jël benn réew à côté Burkina Faso. bu gisee président Burkina Faso day sol François Dami. bu ko solee ministre yi sol ko ñëpp sol ko. Burkina Bay dañ jox valeur seen tissu. mais fii fekkeetuñu président costume bitim réew la ñuy sol. absolument ak dallu bitim réew la ñuy sol du ñu sol dallu ngaaye. du ñu sol yére Sénégal. xëy na
population de yaakaar lu baaxul. exemple bi ñoo ko war a joxe. defe naa parce ni que bu ñu di seetaanoon tey conseil des ministres ñu def yëpp sol mbubu Sénégal sol ay dàllu Sénégal ay ngaaye président sol ko wone ko pas rek slogan yi mais ñu jëfee ko est-ce que loolu du tax mentalité yi change. ci sama dégg-dégg ba ñuy wax naan ñëpp ñoo ko war a akkimoo ñëpp laa wax maanaam li ko dalee chef de l'État ba ki nga xam ne mi ngi nekk féetewoo carrément au bas de l'échelle. ñëpp ñoo ko war a def normalement war nañu toll foo xam ni dootul am benn fête de benn fête waxuma indépendance benn fête boo xam ne dinañ ko fi def war fa joxe lu mooy ay produits locaux. benn réception officielle waratula am te jëluñu ay produits locaux ci wàll yëpp la nag te du ñu ngi nii bañ tabaxee sphère ministérielle ba fële ci Diamniadio dañoo dem ca àll ba daal di fay dagg bayal bu rëy daal di fay def ay panneaux solaires kooku consommer local la dara gën la jafe nga toog di xaar di dépendre ci réew yoo xam ne dañuy produire seen pétrole pour que yow nga mën cee jot pour am courant fekk yow yàlla mi ngi la may loo xam ne mun nga ko togg génnee ci courant pendant 365 jours de l'année muy jant bi loolu ci consommer local la bokk donc c'est des choix yoo xam ni buñ ne ñëpp ko war def ñëpp laa wax maanaam tàmbali ko ci état mu daal di ne dinaa jël lu takku ci sama budget national daal di koy dugal ci defar ay garab yoo xam ne fii lañ koy produire te fii lañ koy naanee dinaa jël lu bëri lu takku ci sama budget national daal di koy féetale jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci tool yi di bay pour que de plus en plus au lieu ñu nekk juste ci ay quotas pour oignon à une certaine période ñu daal di ne année bi yëpp techniquement su possible nañ ko def donc fa lay tàmbale dafay doon vision boo xam ni yow da nga koy jël daal di koy dugal ci sa biir budget parce que xam nga budget du dara lu mooy wane rek yow li nga bëgg a def foo bëgg sa réew dem sa kër dem saa yoo xëyee jël sa budget kër mun nga ni lii laa ci bëgg loolu dafay wane li nga xam ne mooy sa mbébét mooy li nekk sa xel donc fa lay tàmbalee su fekkee tàmbali nañ ko foofu dinañu dem ba à un certain moment mais seetlu woon nañ fi Alassane ba fi dévaluation amee ci le consommer local yokk gis nga saa yu ñu demee ba ay jafe-jafe am en termes d'importation et consort suñu meew bii ñuy produire fii dafay daal di compétitif muy benn ci biir politique yi il faut que ñu xool naka la ñuy promouvoir le consommer local parce que bu fekkee dangaa teg ay politique yoo xam ni dafay permettre que produit bi nga xam ne moom la ñu jëlee bitim réew daal di yegg si fii Sénégal gën a moins cher que meew bi nga xam ne fii lañ koy produire man consommateur bu néew doole du ma dem di jënd meew boo xam ni cher na su ma toogee xool samay doom ñu toog di xaar pour am ndékki damay jóg su fekkee ñaar fukk laa am damay jóg daal di jënd ñaar fukk yooyu meew bi gën a yomb donc loolu yëpp buñ ne autosuffisance alimentaire buñ ne promotion du consommer local c'est à toutes les échelles ki nga xam ne dañ ko fal pour que muy décider daal di ne fii laa bëgg suñu alalu réew dem daal di ne lu ci bëri dinaa ko jël féetale ko ci consommer local man consommateur bi bu ma toogee daal di xool daal di ne am naa ndox bu ñuy produire fii mais am na beneen ndox boo xam ne bitim réew lay jógee dinaa fexe ba ci sama acte consommation dinaa ci jël loo xam ne dinaa ko def man un acte citoyen une consommation citoyenne daal di ne lii laay jënd suñ la nee pourquoi nga ne c'est parce que damaa bëgg sama doom yi sama rakk yi sama jarbaat yi nga xam ne ñooy liggéey fii ci ndox bi mën a am payoor. waaw monsieur Kanouté dégg nga foofu ci région sud bi dañuy poser la question de la transformation. absolument Casamance am na mango. am na noix d'acajou am na meew am na lu bëri am na jën lu bëri am na fa waaye lu ci bëri day yàqu ci loxo nit ñi parce que amuñu fu ñu ko transformer. Sénégal deful sur place des unités de transformation da ngay am mango Casamance mais jus mango bi ngay naan Turquie lay jógee ou bien feneen ci marché bi.
gis nga transformation dafa nekk problème bu rëy ci accessibilité consommer les produits locaux. Transformation bi parce que boo jëlee production bi li ci tegu mooy nga transformer fexe consommateurs yi jot ko doog ko mun a jëriñoo mais segment boobu dégg nga ci biir chaîne bi transformation dafa di foo xam ne dañ fa war a investir lu bëri. dañ fay def benn étude sur les obstacles à la transformation des produits locaux yan jafe-jafe le transformateur yi am pour yombal ñu ñun consommateurs yi ñu mën a am ay produits locaux yu ñuy consommer. ñu listel ñu daal di ñuy liimal jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy am ci biir jafe-jafe yooyu mu am ci benn boo xam ne dañ ne benn da ngay jékki-jékki produit yi ne la mes ci biir marché bi rare fekk na intermédiaires yi dem nañu daal di koy jënd stocké ko toog ci ba mu ñàkk ci marché bi ñu daal di koy tuur ci biir marché bi ba pare jaayee ko au prix le plus fort ñu ne loolu lan moo ciy pexe transformateurs yi nañu ñaari pexe moo ci am benn bi c'est la loi du marché donc les solutions par le marché nga xam ne c'est l'offre et la demande mooy décider affaire bi am na prix yi wàññeeku bu ñàkkee prix yi yéeg bien beneen bi ñu ne c'est l'action publique maanaam état daa di ne comme ni ko Seydou bii doon waxee état daa di ne man dinaa créer samay hangar sécurité alimentaire am nañu commissariat dinaa créer ay bërëb yoo xam ne dama fay stocker damay jënd stocker parce que xam naa ne à un certain moment produit bi dina ñàkk su boobaa ma daal di fexe bu ma demee ba sentir ne produit bi ñàkk na ci marché bi ma daal di koy tuur ci biir marché bi ba nga xam ni ça va encore stabiliser les prix surtout les denrées de première nécessité transformateurs yi nañu ñun bañuñu la loi de l'offre et de la demande mais nag daf ci am loo xam ni information bi ci fan la produit yi nekk ak naka lañ ciy jotee généralement c'est très difficile mu am ay jeunes yoo xam ni dañoo xarañ ci wàllu informatique daal di créer benn plateforme boo xam ni wooye ko soreetul boo xam ni yow producteur bi daf lay yomb trop nga dem ci plateforme boobu rek daal di xam fan la dugub am fan la gerte am fan la produit yi fan lañ nekk nga daal di jóg daal di dem jëlee ko foofu kooku yaa ngi jouer sur le marché te marché nag li koy téye c'est l'information Alassane bu fekkee man xam naa produit bi am na bërëb sàngam maak yow ñuy concurrence man mën naa jóg daal di dem jëndi ñëw toog jàpp sama njàmbur duma la wax ni produit bi am na fii parce que am nga information bi naka la état mën a mettre en place des mécanismes amoon na fi temps boo xam ne rajo yi dañ doon xëy di wax bés bu ne produit sàngam lii lay jar ci bërëb sàngam produit sàngam lii lay jar ci bërëb sàngam ana loolu léegi bàyyi nañ ko kooku c'est une action très simple très pratique parce que am nañu à travers le pays des services régionaux yoo xam ne mën nañu jox au quotidien l'information par rapport à la disponibilité information ci produit yi fan la am produit yi ñaata la fay jar su boobaa man transformateur bi ak man consommateur bi daf may yomb ma daal di jóg daal di fexe nu may demee bu foofa daal di koy jënd yooyu yëpp c'est des petits mécanismes yoo xam ne bu ñu bëggee promouvoir le consommateur local daal di yombalal la transformation des produits locaux soppali bi da ngay waxtaan ak ñoom ñun la mais Fra mooy li gën a jafe ci ñun parce que dafa cher mécanisme yi nga xam ne fa ngay jaar fi nga war a jaar pour am Fra nga xam ne moo lay may autorisation nga defar sa jinière daal di koy jaay dañ la daan dafa compliqué boo xam ni
du la ko jaral. monsieur Kanouté gis nañu que par exemple Sénégal dina jéegaan lu bëri indi ko ci réew mi te comme ni ñu ko waxee sànq bu ñu transformer produit yi dina tax réew mi gagné lu bëri ci mbirum emploi waaye approvisionnement bi ci marché yi nguur gi jël na 1000 milliards pour accompagner réew mi ci jafe-jafe yi ci secteur yu bëri waaye approvisionnement marché madame la ministre nee na fii ba 3 mois xëy na le marché est pourvu mais crise bi kenn xamul fu ñu jëm. exactement parce que crise bi kenn mënul wax instant bi nii Covid 19 bi fii lay yem. parce que chaque jour nga dégg Chine wàññeeku na fa gannaaw suba nga déggaat am na yeneen cas yu ñëw te marché yëpp a tëj est-ce que am na benn système bu ñu mettre en place bu ñu demee ba benn moment bi nga xamante ne yi fii lawaat na. Alassane lu jafee ngi noonu xam nga li métti ci suñu problème bi mbas mii li ci métti mooy kenn def la mënu la wax ba kañ la. li la batt mun la. kañ mënu la ko wax waaw ça fait que fi mu ne bu ñuy wax dëgg bay wax dëgg kenn amatul lisibilité sur le futur maanaam kenn mënatul a toog daal di ne comme kuy gisaane. daal di ne fii ak juróom-ñaari weer wala fii ak ñetti weer ñaanuñ ko yàlla. affaire bi dina continuer wala dina taxaw et donc. gouverner dans une situation comme ça pour jiite ci situation boo xam ne maîtriser bu loo les données dafay jafe mais ba léegi li ci am mooy bu fekkee xam nañu quelle est la production nationale fi mu ne qui est disponible war nañu mën a am ay jumtuwaay yoo xam ne dinañu ne ceeb buñ demee ba ci kanam bu fekkee fii ak ñaari weer la am nañu stock au-delà lan lañ mën a def ci biir mesures yi ñu jël bàyyi nañu la possibilité à des bateaux tout ce qui est commerce indi jënd ji ay produits indi ko kooku bàyyi nañu ko c'est permis donc ça veut dire que ci période bii la ñu war a toog daal di ne ay hypothèses bu fekkee ñaari weer la lii mën nañu ko bu fekkee ñetti weer la lii la ñu mën a def bu fekkee ñeenti weer la dootuñ ko am te su boobaa léegi la ñu war a fagaru. te xam nga Sénégal dañuy consommer ceeb lu bëri. exactement mun na moyenne bi xëy na 20 kilos sax peut-être ceeb par sénégalais par mois ou bien par an xëy na. waaye bu ñu xoolee réew yi defar ceeb yi lu mel ni Inde ñoom coronavirus baa ngi foofu. lu mel ni Vietnam lu mel ni yeneen réew yi xam ne fa la ñuy importer ceeb bi. dëkk yi bu ñu demee benn moment am jafe-jafe yooyu la budde foo ñu téye seen exportation yi pour dundal seen i njaboot. moment boobu ñun ban réflexion la ñu war am léegi pour bu loolu amee. ñu bañ ñu bett. waaw benn li nga wax mooy li am benn réew du am ay jafe-jafe war a dundal ay nitam daal di jël ceebam yónnee ñu ko benn réew du ko def donc ñun ñu ñoo war a fagaru tey daal di ne hypothèse bi njëkk fii ak 2 mois affaire bi corona bi dina jeex. On a assez de riz. Fii ak 3 mois mais c'est à peu près 600 000 tonnes de riz la ñuy importer par année donc bu ñu xoolee notre capacité de production ak lu fi nekk information boobu mën na la permettre nga daal di naviguer fii ak 2 mois 3 mois xam loo ci war a def mais il faut ngeen fàttaliku itam ni ci situation de crise yu mel nii la ñuy mën a découvrir les alternatives les produits yi nga xam ne mën na remplacer yeneen produits yi nga xam ne tey da ngay toog parce que situation bi normale la nga ne che mënuma dund sans ceeb mais buñ demee ba crise am. jël dugub bi. les comportements dafay changer. jël dugub bi. hein maïs bi dugub bi. exactement exactement. monsieur Kanouté Sénégal dafa nekk ci benn système sous-régional. benn système CEDEAO UEMOA mais CEDEAO c'est un marché de 300 millions de consommateurs. lan moo tax suñu réew yi mënuñu par exemple Mali bu defaree ñebbe Sénégal mu ngi ko importer Sénégal bu defaree leneen ci maanaam dugub mu ngi ko yóbbu Mali échange inter communautaire interrégional bi gën a am doole que importation yi bitim réew yi. situation bi parce que pays yëpp ils sont touchés tous les pays par le coronavirus. loolu dañ ko war a privilégier parce que CEDEAO looloo ko tax a jóg UEMOA looloo ko tax a jóg.
fexe ba commerce bi mën a demalanteeg dellu dem ak dellu si bi daal di yomb ba nga xam ne yow mën ngaa jóg fii daal di jël sa produit daal di traverser frontière bi. defar sa ñebbe Sénégal dem jaay ko Bénin. dem jaay ko Bénin. bien mu gën a yombe. loolu xam nga ni loolu moo tax a jóg CEDEAO ci wàllu li ñuy lekk dafa am peut-être yenn jafe-jafe yu ndaw yu ci am. yan la. xam nga dafay jafe nga xëy rek daal di jóg rek daal di ne sénégalais yi lekk leen attiéké. il faut que mu am un temps d'accoutumance il faut que mu am un temps boo xam ne dañuy jàng naka la ñuy defaree attiéké gis nga foño bii ñuy defar Kédougou fii. hein et c'est très bon. seetal exactement sur tous les plans d'ailleurs. diététique nutritionnel santé et consort. comparativement au riz. hein mais xoolal ñaata famille tey ñoo mën a jóg daal di ne man foño laay jënd daal di koy lekk benn. le kilo est plus cher que le kilo de riz kilo bi moo gën a cher kilo bu ceeb ñaar sur le plan gustatif les habitudes de consommation sont différentes looloo tax bu ñu doon wax sànq naan le comportement de chaque citoyen pour ñu akki moo consommer local fa lay tàmbali mais damay fàttali ko am na publicité yu ñu fi daan def ay panneaux yu rëy yu ñu daan def ci mbedd yi naan yaay tàmmal ma cafka lii gis nga loolu bu ñu ko tàmbalee. ca école bu gën a case des tout petits fi mu ne on est en train de travailler avec suñu point focal bi nekk Tamba pour mën a am ce qu'on appelle des greniers communautaires nga xam ne dañuy jënd les produits locaux dugal ko ci biir grenier yooyu mën a servir les ay cantines scolaires mën a servir les écoles dégg nga surtout ay cases des tout petits. tàmmal leen dès le bas âge exactement nga tàmmal leen le goût de certains produits. le goût local. Tamba jege na Kédougou donc foño bi war na fa yomb. nañu fexe ñooñu dès le bas âge ñu commencer découvrir le goût. dégg nga cafkaw yenn produits yi. donc loolu yëpp mooy loo xam ne ay mesures la c'est-à-dire on joue sur le temps mais dañuy profiter ci crise daal di ne crise bi taxaw na lii mooy suñu vision. fii la ñu bëgg a dem crise bi naka lañ ci mën a sukkandikoo daal di fexe ba suñu vision bi mu daal di nekk loo xam ne dafay sax. changer les habitudes alimentaires su fekkee def nañ ko loo xam ne dafa bokk ci suñu vision da ngay toog daal di profiter ci bépp situation bu am daal di ne nañu changer les habitudes alimentaires. dégg nga. tàmbali ko nag. ca production ba daal di toog opportunité la c'est des actions opportunistes. da ngay toog daal di xool situation bi am na rek mais fekk na yow yaa ngi toog yore sa palang di wut rek occasion boo xam ne mën nga lal sa palang mu daal di dem dégg nga. donc yooyu yëpp dafa di loo xam ne en plus de toutes ces mesures yi nga xam ne ñu ngi koy wax il faut que autosuffisance alimentaire bi ñu daal di koy xalaatee. en termes de longue vision daal di xool bu ci ne ban problème la ñu am ci production bi ban problème la daal di jël chaîne de valeur bi yëpp daal di ne bu ñu yeggee ci transformation bi ban problème la buñ su boobaa fu la crise fekk nga daal di xool nooy profité ci crise boobu daal di mettre en œuvre benn solution boo xam ne yaa ngi ko plan woon daal di toog di xaar nag occasion boo xam ne mën nga ko def. dégg nga alors. CEDEAO fi mu ne li ma leen dégg ñu wax mooy ne nee nañu dinañ jàppale seeni réew pour que ñu mën a jënd les stocks de chloroquine. daal di koy téye loolu lu baax la mais à terme wax nga dëgg il faut que ñu seet les habitudes alimentaires entre les différents pays naka lañ koy promouvoir gis nga ñu ngi xool ñun fi mu ne attiéké naka la duggee biir Sénégal. est-ce que c'est parce qu'il y a une communauté ivoirienne bu fi nekk boo xam ni dañuy dem di ñëw di indaale chaque fois ay mbuusu attiéké. ba tey dem nañu attiéké ñu ngi koy jaay ci biir supermarché yu ndaw yi nga xam ne ñu ngi ci station service yi. donc ça veut dire que la consommation de attiéké est mi ngi commencer sax ci biir réew mi. naka la ñuy def ba comprendre yan voies les voies de diffusion
di acheter au Sénégal. naka noonu ñu daal di dem ci yeneen réew yi CEDEAO yi daal di jéem a comprendre ay produits yoo xam ne Sénégal lañ ko defaree wala yeneen réewu CEDEAO lañ ko defaree naka la ñu fexee bu dugg ba les populations daal di koy adopté. gis nga loolu bu ñu ko defee. dinañu permettre ñu daal di modéliser les modes d'adoption des modèles de consommation. te su boobaa dañuy toog daal di koy sóoraale ci suñu politique d'autosuffisance alimentaire à long terme. waaw monsieur Kanouté yan leçon lañu mën a tirer ci crise bi pour Sénégal. dégg nga li wax. yan leçon lañu mën a tirer ci crise bi pour Sénégal ay leçon yu mën a tirer. leçon yi dafa bëri benn. il faut que ñu liggéey jëm ci mën a defal suñu bopp. muy souveraineté alimentaire souveraineté médicinale. dégg nga. bépp bërëb boo xam ne tey war nañu xool daal di ne lii war nañ ko mën a defar fii. jëfandikoo ko dépendance fii bi. waaw il faut ñu daal di ciy jublu dégg nga kooku benn leçon la ñaar mooy créativité locale bi fi am naka lañ ko mën a encadrer ba mu permettre ñu mën a def pour consommer local boobu. pas seulement alimentaire d'ailleurs. sur tous les plans. ñun waratuñoo importer ji ay masques. masque moom waratuñ ko importer. li ma gis façon masque bu ne gis naa ko temps yi xale yi koy defar. xale yi di ko defar. tailleur yi di ko defar. nañ ne rek maire yi bépp bërëb boo ne identifier tant de tailleurs wutal leen benn hangar daal leen fa dugal. mën a exporter ay masque sax. opportunité parce que France soxla masque. waaw dégg nga opportunité yi itam c'est il faut ñu daal di profité ci lii daal di defaraat suñuy marché. c'est le lieu de contamination tey. contamination bi fa mu gën a bëree. c'est les lieux d'agglomération. te cas communautaire yi fi mu ne ñoom ñooy yéeg. li ko waral c'est parce que bërëb yi nga xam ne foofu la nit ñi duggalanteeg di génnante mais xoolal car rapide yi la. marché yi la dégg nga ah bërëb yoo xam ne daal nit ñi ba tey ils sont obligés. d'y aller plage yi mais nañu profitoo tey. daal di restructurer waat suñuy marché d'autant plus que le ministre bi nga xam ne mooy toppatoo affaire encombrement yeeg affaire mi ngi def liggéey boo xam ne. dégg nga mi ngi jéem a setal Dakar mi ngi jéem a fexe ba nu ñu amee espace environnement boo xam ni. dafay sell ñëpp dañ ci mën a dëkk mu neex. nañ profitoo ci lii defaraat suñuy marché. kooku leçon la boo xam ne mën nañ ko jëlee fii. souveraineté alimentaire souveraineté médicinale la restructuration de nos marchés. bërëb yooyu nga xam ne yëpp fa la corona bi mën a jaar nañu profité ci lii daal di imposer nag ay méthodes yoo xam ni marché yi dina set te ñu ngi nii marché Kaolack bi dem nañu daal di koy setal bu mun a cocc fi nañu profité ci lu mel noonu daal dina nag à partir de maintenant pour éviter propagation virus yi pour éviter incendie yi nga xam ne moo fi doon am ci suñu marché yi à partir de maintenant marché yi nii lay doxee. daal di jël ay ASP. agent de sécurité de proximité yooyu taxawal leen foofu ñu régler loolu xoolal li ma gis léegi da ngay dugg benn pharmacie ñu daal di lay defaral benn cordon daal ne lii mooy mesure lii mooy distance de sécurité bi. xam nga kan moo la koy fàttali. benn gardien bu toog ci buntu ba agent de sécurité bu toog ci buntu ba boo ñëwee mu jox la gel nga raxasu. nga daal di dugg mu topp la ba nga dugg mun la taxawal fii. gis nga réflexe yooyu. dañu war a profiter ci situation yu mel nii. daal di créer discipline boo xam ne ci suñuy biir marché ci nu ñuy comporter woo ainsi de suite Alassane nga bay ma. dafa am loo xam ne wax nañ ko ci affaire ceeb bi. ma bëgg vraiment revenir ci. le riz local fi mu ne. ñun def nañu gëstu boo xam ne ànd ci ak Africa Rice bu wone ni. le riz local fi mu ne mi ngi percé bu baax a baax a baax. ci biir réew. mi ngi gagner des parts de marché. ça c'est bien. dégg nga mais bu ñu waxtaanee ak consommateurs yi on s'est rendu compte que ñoom dañu am benn problème par rapport à naka la ñuy xàmmee yenn façon ceeb bi ñu ci bëri dañ naan riz aromatisé bi moo ñu gënal
riz parfumé. riz parfumé bi moo ñu gënal. riz brisé bi. dégg nga boobu mo te boobu ci biti lay jógee. mais ñun ba ñu defee suñu test dañoo profité ci fiara bi fi jaaroon. daal di jël façon ceeb yooyu yëpp dégg nga da ngay ñëw ñuy woo consommateur yi nga xam da ngay ñëw daal di laal xool di nga laal di nga gis xool après ñu daal fekk na ñu togg ko ñànkatang bi. ñu daal leen a mos ko mais gis nga bañ defee test yooyu yëpp on s'est rendu compte que ceeb local bi moom la nit ñi préféré. te xamuñu ko parce que dañoo ñëw daal di gis ñetti bool rek ñu ne la laalal bu ci ne. fu ñu ko ne promotion benn setaay bi léegi fexe nañu ba nit ñi am nañ ko ci. dafay set ceeb local bi. dégg nga ñaar au lieu de riz parfumé bi nga xam ne kenn xamul naka lañ ko parfumé. ñaata temps lañ ko stocké foofa ñu ko defaree. fii léegi suñu gëstukat yi dem nañu ba créer li ñuy wax riz aromatisé. riz aromatisé ba ca production ba lay tàmbale ca racine ba ca reen ba. la ñuy def loo xam ne riz bi buy ñëw dafay ànd ak aromam naturellement. donc yooyu yëpp dafa day opportunité yoo xam ni tey la ñu war a profité ci xiis bi. daal di ne naka lañ ko mën a jëlee daal di koy fësal may ko doole booster ko. ba nga xam ne bu crise bi demee fekk na ñu daal di changer lu bëri ci suñuy habitudes alimentaires ci suñuy comportement et ainsi de suite.